ñu gërëm leen càndi bi ak ñun ITV xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca ni bëccëgub xasidam bi nga xamante ne bi Serigne Mountakha Bachir moo ko woote woon màggales na ko ci gox yu bari ci biir réewum Sénégal ndakaaru ca Massalikul Jinaan ndaka noonu grande mosquée bu Touba foofee taalibe yi jóge nañ fu bari dem magal bëccëg bi ñaan la jàng alxuraan salaatu ala nabi ak xasidam ngir ñaan mbas mi génn ci réewum Sénégal dañ ci ànd ak correspondance su Gora Ndagloo ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam leneen soxla xibaar lu jëm ci marché Sandagam ay at ban fa génne commerçant ya fa nekkoon ak léegi liggéey ba war a tàmbali waaye ba léegi ñu ngi xaarandim mbir ma nag ma nga tagee ci xëccoo gu am diggante Soham El Wardini meerum Ndakaaru ak naataangoom bu Dakar Plateau di Aliou Ndoye xëccoo googee moo tax liggéey ba doxul commerçant yi nag lu mën di xew ñoom ñu ngi fay kaasim tëju dañoo sonn ba jéggi dayoo ba daal di leen dégg ci biir xabaar yi gëstu Ousmane Gueye dañ ci bokk itam lu jëm ci gëstu bis bi tey dañ leen xamle ak quartier Arafat 1 ma nga ca Rufisque foofee gox la bopp la mu manqué bari na lool ña fay dundit tonk ñàkk ponk bu nu mooy moo ko sookeem dañ ci ànd ak kii di El Hadji Babacar Seck risque ñu song faram fàcce gi jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV jukki xabaaru marax yi di ko tàmbale ci soxal mbirum Covid 19 ni mel ci Sénégal gii mu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale ñoom ci seen bopp becc nañu bataaxal bi nga xam te ne bii génne nañu ko tey juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett kon ñoo daal di amee feebar bi lu ni mel gis nañ ni am na ca fukk ak juróom-ñeent ñu génn àdduna ci loolu am na lu néew juróom benn fukk ak ñetti sonn ba nekk Sowetaas am na tamit lu toll nañ ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñu del seen ay mbokkum ñàkk yi Sénégal ñàkk na toll ci 1 million ak juróomi téeméer junne lëf ba tey ñaax sénégalais yi dem ci ñax gi la ko docteur digleem takk mbuuka yi wàññi dajaloo yi loole nekk na ndigalu ko docteur di moom la ñu sàkku sénégalais yi mën koo jëfe ba tey mbas mi ni muy lawee ci biir réewum Sénégal démb doon bëccëg bu tàngoon lool ci ñàkk bakkan gi ci Covid bi mbas moomu démb fanweer ak benn ci ay nit la daal di faat lu di mel tax na ba askan wi njaq la ñu àndal tiitaan gu mat sëkk ci wàllu googeem ñenn sax ni xëy na buñ déggee ñuy wax ni nangam ak nangam joxe ay résultats da leen di xaw a metti lool ndax ànd ku njàqare gu mat sëkk moo tax fagaru mënta ñàkk Pape Alioune Sarr def ci gëstu reportage. lu ëpp fanweeri nit daal di faatu lundi tey ci mardi bi nag. fukki nit ak juróom-ñeent waaye fii ci jardin public ñaari tali taxul nit ñi di dund ay nit ñu dajaloo ci li nga xam ni mooy jeu de dame ci jamono bi nga xam ni ki nga xam ni mooy virus bi mi ngi avancé ay pion mën nañu wax ni jamono ji kenn rek mooy jël ndam li mooy coronavirus ki nga xam ni atam sori na moom mi ngi delloo lépp ci yàlla. waaw da ngay delluwaat sa bopp ci yàlla rek gën a gëm nag ne dee am na. et pour preuve les deux grands marabouts yi gaañu démb affaire bàyyiwul kenn man je me dis que ça fu mu nekk ni képp ku mënti dee tamit dañu naa amoon maladie bi mais je crois que lii moo ko gën a poussé moo ko yokk ba mu gën a gaaw donc daf ñu delluwaat ci yàlla. ñaan taxul mu perte li nga xam ni mu jëm noonu def mu nekk benn duel boo xam ne si Jean mi ngi koy seetaan moom dafa ragal variant bi nga xam ni jafe na lool ngir ñu faj ko waaye moom mi ngi ñaan Sénégal yi ñu respecté geste barrière. dama ñaan yàlla ñu musal ñu ci corona bi parce que dafa yàgg trop sonn nit ñi waaye li ma ñaan yàlla moom mooy sonn ci loolu à part toujours maa ngi ci masque sel bi dama ñaan yëpp ku nekk respecté masque sel dañu xeexal ko gën a jël. respecté chaque jour. da méttiital pas parce que méttiital parce que feebar xam ne dafa jaaxal nit ñi mu jaaxal nit ñi. kenn xamul fu mu jógee kenn xamul lu mu mel dafa yàgg. mag ndaw ak jigéen variant bi bàyyiwul kenn record décès bi nga xam ni am nañ ko leen di tax ba Khady Diallo moom du déglu lii nga xam ne mooy bilan quotidien bi ndaxte lii du koy gën a tiital. bëggatuma leen déglu sax billaay wóor na yàlla dootuma leen déglu ndax du fa daw yaram te instant yi dégg moom niñ koy dégg dafa métti trop métti na trop waaye yàlla nag lu mu indi moom kenn mënu si dara. nañ ko diis rek te ñaan ci yàlla loolu lañ ci am.
mesure barrière boolekaat ñaan ak tamit jaaxle juróom fukki nit daal di génn àdduna si ñaari fan citoyens yi di jéem a jàng dund ak li nga xam ne mooy coronavirus waaye jafe na lool ñu miin ñi nga xam ni ñi ngi ciy génn àdduna. Pape Alioune Sarr jaajëf bu fekkente ni njàqare am na ñenn tam di moytu dana ci baax ñu xam ne lii di variant delta ndax Covid bi ni muy soppeekoo moo raw kàkkatar dafay soppeeku saa su ne Sénégal delta bi ñu fi def ay njombe yu wër péng waaye nag xam nañ fi ñu toll nii téeméer boo jël ci ñi mu am koy Covid moo leen dal juróom-ñaar fukk boom delta moo leen daaneel lu ñu mel le professeur Souleymane Boub xamle moom leen dénk RSF gi nga xam mooy saytu gëstu bi ci wàllu gu mel jot na waxtaan ak kii di El Hadji Babacar Seck. léegi dañuy def ni chaque semaine lépp lu ñu am ñoo xam ni dañu positif ñu xool ñu ngi koy seggee et yooyu ñu segg nag ba xam ne peut-être variant la ñu xam ban type bu variant la daf ñu wane vraiment ni variant yi évolué mais bii mujj nag bi ñuy wax variant delta bi moom bi ñu doon wax le variant indien boobu nag moom moo ci ëpp ba suñu chiffre yu mujj yi daal ñu ci presque 70% et ñu koy continuer di suivre. te ñu ngi soog a comprendre yan mécanisme moo tax variant delta bi mën a def lii muy def loolu dafa am mutation boo xam ni dafay tax mu mën a gën a gaaw a infecté nit ñi su fekkee ni nekk na ci moom ni muy développé woo sa yaram dafay gën a gaaw par exemple moyenne bi ñu am mooy moyenne peut-être 6 jours pour variant yu njëkk yi mais moom en 4 jours rek ñu mën ko commencé gis sa yaram beneen bi ci ëpp solo nag mooy li muy nekk sa yaram li mu produire moo ëpp 1602 fois charge virale am que variant yeneen yi c'est-à-dire que ni mu bëree sa yaram dafa bëri ba nga xam ne loolu tax gaaw a wàllaate parce que non seulement day gën a gaaw a feeñ sa yaram mais day gën a bëri sa yaram et loolu tax wàllaate day gën a gaaw et ça c'est important ñu comprendre yan mooy mécanisme yi vraiment par rapport ak lu tax muy gaaw a wàllaate noonu. muy professeur Souleymane Mboup moo ngànk li nga xam moo di RSF gi saytu leen jàngoro yeeg rawatina mbas mi ba mu duggee Sénégal ak léegi ñu ànd ak beneen docteur kii di Ousmane Faye lay wuyoo moom ma nga ca Institut Pasteur nekk duppee virologue nee na fi mu toll nii boo gisee yenn gox ci biir Sénégal mbas mi tàmbali fa am dooleem donte Ndakaaru mooy joxekat bi maanaam Ndakaaru le virus bi jógee law dem ci biir réew mi lu ko waxal mooy delta bi dafa gaaw a wàllem te sax moo gën a gaaw a feeñ bu nekkee ci yow lii la expliqué ni moo tax yenn gox ci biir Sénégal seeni cas tàmbalee yokku du Ndakaaru Wamba Thiès wala Ndar mais mbir mi ngi law ma ngay faram-fàcce ba te ñu teewlu ko. daal mooy épidémie bi suba Dakar xam nga moom mooy ŋànk épidémie maanaam fii daal mooy alimenter yeneen région jàppale li ñu gis donc moo tax fii Dakar fii nga xamante ni et puis troisième vague bi muy commencé ñu ngi commencé vers le 22 juin 27 côté daal la commencé yéeg léegi fi mu nekk nii gis nañ ni en fait ci chiffres yi ñuy jot Dakar mi ngi commencé wàcc donc chiffres yi maanaam nombre de contamination ñuy jot mi ngi commencé wàcc mais boo koy xool am na tuuti décalage ak yeneen régions yi parce que comme nañ ne Dakar moom mooy alimenter yeneen régions yi c'est normal que il faut que Dakar mu bëri pour mu mën a dem ci yeneen régions yi moo tax yenn régions yi fi mu nekk nii am nañ nombre de cas yu bëri par rapport ak yeneen yi nga xamante ni un peu ñu ngi commencé wàcc loolu effectivement c'est juste un problème d'alimentation Dakar di leen alimenter ñoom en fonction de la situation épidémiologique bi am soit effectivement ñu nekk période bi nga xamante ne Dakar di wàcc ñoom ñi ngi seen summum par rapport effectivement ak pic bi et donc loolu mooy waral souvent ñuy constater différence. ci fàttali Ndakaaru ba léegi mooy diggalub jàngoro ji moo koy séddale ci gox yu bari ci biir réew mi bu sukkandikoo ci li am ci ay chiffres jóge ci ministère de la santé et de l'action sociale xabaar yi wuy ci beneen mbir mbas mi am na ku nekk pexeem Serigne Mountakha Bachir woote njàngum alxuraan salaatu ala nabi waaye itam njàngum xasida ngir ñaan suñu borom tabaraka wa taala li di mbas mi mën fee génnam gën a gaaweem magales na ko yooyu lay ndaje ci gox yu bari ci biir réew mi Ndakaaru ca Masaalikul Jinaan ca Touba Mbàkke itam ca grande mosquée bam ay taalibe jóge fu bari ñëw ngir joxe li nga xam mooy ñaan yi ñu xuus Touba ànd fa correspondance su Goundaklo ñu bàyyi ko fu nekk ci Sénégal ngir jëmmal si bésub xasida yi leen naka nu njàngum alxuraan dëkk bu sell bi fees dell ki taalibe ci li wër jumaay Touba nit ñi di buuxante donte mettitu tàngoor wi bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñu ñu dajeel ñuy xamle ne bésub ñaan bile du lenn lu dul fexe ba génne Sénégal ci guuta gi mu nekkee. sëñ Ba déglu ko bisu tey bi nga xam ne daanaka Sénégal gépp boo seetloo tey daje nañ si dëkk bi
muy mbégte mu rëy moo xam ne wax dëgg yàlla am nañ ci rafet nañ ci jortu am nañ ci yaakaar ba bis yi daal buñ ci defee ñaan yàlla suñu borom mën nañu musal ci musiba yi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la nit ñi nekkee yàlla suñu borom musal ñu ci loolu daal moom na ko murid bu nekk fas ci bis bi jëlee fi feebar bi jëlee fi jafe-jafe yi nga xam ne moom la murid yi moom la Sénégal gi yëpp nekkee ñaan nañ daal yàlla suñu borom ci bis bi daal bu ñu fi jógee lépp luy jafe-jafe ak lépp luy musiba suñu borom dàqal ñu ko ci bis bi te aajo bu fi nit indi yàlla suñu borom saafara ko. géneen bërëb meneenum ndaje it di jëmmal bésub xasida yile fii jigéen ñi desuñu ginnaaw ci lu ni mel ginnaaw ba ñuy xamle it ne lépp lu di bernde mat na sëkk. lii am nañu ko bëggoon te mënuñu ko kon bu nu yàlla ak yonent bi ak sëñ Bamba dimbalee nu fekkee ci liggéeyub sëñ Muntaxa bii ba di ci ñàq sant yàlla rek di ci ñaan fekkewaat ko ay ati at di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér sant yàlla rek ndax lii nit bëgg na ko te amu ko kon bu nu yàlla baaxee ñu déggoo ko ànd ko liggéey ko tàmbale ko ci bisimilah rahmaanam ba ñaan yàlla fekk ko ci alhamdulilah sant yàlla rek. bu fekkoon ne lu ñu tàmmul moom du yomb waaye nag dafa mel ne lii yàgg nañ koo def ci wàllu gane képp ku dëkk Touba moom buñ la ci woowee rek yàgg nga ko def ndax màggal mooy tax te bés bi ni daf ñuy fàttali màggal ndax bés bu mel nii sax mosuñu koo gis nag moom bés boo xam ne jàng alxuraan jàng xasida képp la bés bi demee nii mosuñu koo gis guléet ñu gis ko ci Serigne Mountakha dañ koy ñaan mu yàgg fi te wér. Touba jëmmal bésub xasaayit yi naka nanu njàngum alxuraan tax taalibe yu bëri daje ci noone xalifa général kullu murid sàkku ci taalibe yi ñu samonte it mesure yi waaye docteur yi digle ci jamonoy mbas mi jaajëf Goro Ndak Lo jël route nationale bi wàccaat ci Ndakaaru gannaaw ba ñu jógee Touba dem ca marché Sandaga ànd fa ak Ousmane Gueye foofee jàppale ni Sandaga ba mu fa lakkeeg léegi ay at la juróom benn jàpp juróom ñaari yàllam ba nu fa génnee ñi fa nekkoon di ay commerçant tamit yàgg na liggéey ba war a tàmbali waaye ba léegi tàmbaleegul mbaadu kon xëccoo bi am diggante mairie Ndakaaru ak plateau moo tax liggéey bi taxaw laaj ba samp na waaye commerçant yi ak lu man di xew ñoom ñu ngi fay kaasim tujut dañoo sonn ba tàyyi ba mbir mi ngi bëgg a jéggi dayoboom Ousmane Gueye moo demoon seeti leen reportage. fileeg marché Sandaga bi ñu xaar nag di pare ci bërëb bi boo fa demee circulation bi moom nga fay gën a dégg ay woto di dem ak dikk nit ñi di jaar seen digg loole lépp nag Moustapha fekkee ko toll ci juróom fukki at sol yëre wolof lépp nag fanweeri at mi ngi liggéey ci marché boobule yéex yi am tax na bu mu am njàqare donte nag bés bu ne ci naaj bi ànd seeg ñax war na taxaw foofule di jaay yére ami benn soxna ak ñetti gone fi mu ne nii xëccoo bi diggante ñaari yi moom jàpp na ne dafa sax rafetut. maire de la commune Aliou Ndoye ak Sam Wardini ren dañu am lu ñu xëccoo loolu seen problème politique la ñun li ñu concerné mooy sunu marché ñu jëlee ñu fi depuis 1 an ñi fi nekkoon di liggéey ñi ngi taxawaalu ñenn ñi ngi dans le désordre ñenn ñi pas plus tard que hier rek am na fi koo xamante faatu na fi ci lépp ndax ñàkk jumtukaayam ñàkk liggéeyam kon li ñu bëgg ñooy su dee ne ñoom dañu xëccoo seen xëccoo affaire politique nañ xëccoo seen affaire politique mais nañ ñun nit ñu liggéeyal sunu alal jox ñu ko. Idrissa nekk ci wetam ba tey ci mbedd mi jàkkaarloog marché bu ñuy xaar moom li ko gën a métti moom mooy bor bi nga xam ne ay naataangoom jël nañ ko ci ay banque loole nag nekk lu diis bu baax a baax ci ñoom rawatina ci jamono ju ñu toll. nañ waxtaan te defar lii te xam ne am na ñu koy yelloo ñu koy xaar parce que lii moomeelu ñëpp la certes nag Dakar Plateau la mais maa ngi ñaan ñu defar ko parce que tey jii ne am na commerçant yoo xam ne ñu ngi suivre ba léegi parce que dañoo dem ci banques yi leboon ñu ñëw dëgër piir leen amul benn indemnité bu ñu leen jox sonn nañ ba leen topp kon donc loolu ñaaw na trop tey jii ñuy toog fii ñu naan ay soin war di nii mooy tax di laaj ay arrêté wala lii ak lii loolu rafetul quoi franchement. tey Moustapha moom nëbbu ko gëm na ne président de la République Macky Sall moom dong moo mën a régler situation bi. kenn rek la ñuy interpellé nag mooy le président de la République parce que lépp moom la moo ñu digoon daf ñu recevoir au palais dig ñu ne ñu maa leen di defaral comme nag su xëccoo am na te Sam Wardini nee na su dee ne wax nañ ko ne bàyyil mu bàyyi ma kon na wax ne Sam Wardini mu baax
Khalifa kii Aliou Ndoye liggéey bi ñun ñu dellu suñu liggéey parce que sonn nañ ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañ dëkk duñu ay burkinabé. ñu tudd nag Moustapha Idrissa Souleymane wala Bernard ñoom ñëpp benn problème dong la ñu amuñu benn gis-gis bu leer ci projet boobu leen nga xam ne ba léegi ñu ngi koy xaar dooragul ñu gis ne xëccoo la dong diggante ay wuy politique di yàqal ëllëgu ay fukki père de famille ci réew mi. Ousmane Gueye jaajëf ginnaaw Sandaga ñuy wax ci mbirum politique élection locale 2022 ak seegul naam waaye ñu ngi koy wàcc Benno Bokk Yaakaar di sàmmandaay lamb ju tas pëcc xool jur cenn gox yi lu ni mel moo tax ñenn ci ay militants wane seenuk mer xëccoo bi moo ko sooke ñoom sañu jàpp ni bu ñu defu ndànk daañu génn li nga xam si moo di coalition Benno Bokk Yaakaar samp seen ndëndi bopp doxal seen bopp ndax li xamuñu ko lu ni mel lañu gis ci yenn gox ci biir banlieue bi correspondance Mamadou Lamine Fati. teewaayu Assome Diatta ci Kër Massar doon na li nga xam ne neexul ñenn ñi Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moo fa ne taxaw na ngir jàmmaarloo ak lu nu mel te di naqarlu bu baax a baax jàmm ak wor buñ leen nar a def. ñi fi taxaw ñëpp il travaille sans aucun moyen yoo xam ne jógee na ci parti bi mënuñu la wax ay nomination mënuñu la wax dara ñu muñ boole li ñu neex ak li ñu naqar yëpp di liggéey li ñu war a liggéey duñ bàyyi ba agsi fii nga xam ne département ñëw na espoir day juddu. te nit ñi nga xam ne ñoo doon ci terrain bi nekkoon ci bennoo bi dañuy am ouf de soulagement boo xam ne dinañ ne yi ñu fi ci ay infrastructure moo xam mairie wala ay élections yu war a ñëw ñi fi yàgg nekk ñoom ñoo war a toog gérer loolu. mënuñu loolu ñu ñuy bëgg imposer benn ministre bu jógee Bignona Casamance boobu nga xam ne foofu déjà rek APR saa su nekk pour mu am fa victoire day jafe te Assome Diatta moom mu nga xam ne mooy ministre du commerce ki ñu bëgg a wax. moom mu def lëkkaloo ak Benoît Sambou xaw ma ay mbokk lañ xaw ma ñoom ñooy ñëw taxaw soppi mbir yi di jéem a indi forcing ci kaw Benno Bokk Yaakaar dëggati leen pour xamal waa Kër Massar ne ñoom ñoo war a jël li nga xam ne moom lañ doon yaakaar te mooy département bi loolu lañ ne ñun dañoo pare pour xaru dee bu ko jaree sax dañuy génn parti bi. ci jongante gox-goxaan yi nga xam ne moom la ñuy jëm Benno Bokk Yaakaar ci Kër Massar ne moom bëggatul gis beneen liste bi nga xam ne ci ñoom la bokk. loolu nag dafa baax président bu dee yëg na mu gën a xam bu dee yëgul tamit ñun ñu gën ko leeralal ndax léeg-léeg la koy wër dëgg yañ koy war a wax pour sàmm partem ñooñu ñooy def sa la lay neex ba tas parti bi tas Benno Bokk Yaakaar muy perte ay commune te loolu tey ñun waa Kër Massar duñ ko nangu buñ koy def nañ ko def ci yeneen i bërëb mais ñun fii am nañ suñu matuwaay bu mat am nañ suñu fulla ak fayda te duñ nangu kenn duñ ko yàq. jongante gox-goxaan yi di ñëw ci Kër Massar nar naa indi xaajaloo ci coalition présidentielle bi lee fu mu toll ni ñi nga xam ne ñoo jàppee seeni bopp na ñoom ñoo njëkk ci coalition bi lee ñoom nee nañu mënuñoo xam lu tax ñu nar a jël mouvement bi nga xam ne ministre du commerce moo ko jiitee ñu jël ko bëgg koo teg ci coalition bi nga xam ne moo fi teg président Macky Sall. Mouhamadou Lamine Fati jaajëf bu fekkente ni ak Benno moo am ci biir Benno nanu xooli tali bi ndax am ni seen borom dogal ñu dund ak laago bu nu xoolee Sénégal téeméer ba jël fukk ba ak juróom cee doomu aadama ci Sénégal ñu fiy dund am nañu ak laago ñu ngi koy doxaaleem moo ne ci kaw tali bi dañ leen war a bàyyi xel bu baax ndax mi ngi am ñu ngi leen di sàmmonteeg yoon bañ leen a gaañ waaye tam di def li code la route digleem lu mel moo tax Aïssatou Oumar Kane def ci ab gëstu reportage. am na ñoo xam ne si xool dañuy soxor léegi wala bu ñu bëgg taal am na ñoo xam ne am na kat yoo xam ne dañ la bëgg a yenoo. ñi nga xam ni nag ay way laago lañu te nekk ci kaw tali bi yenn saay dañuy am ay accident ñoom sax jàpp nañu ni laago bi ñu àndal moo tax dawalkat yi duñu leen jox cër. situation bi dëgg la ñu ngi jànkoon ñoo xam ne dafa doy waar lool ndaxte boo xoolee ndox mu taa. nga wol bu teg yow borom oto bi da nga war a tegg sa tànk oto yi daal am na chauffeur yoo xam ne daal di ñàkk teggin ndax barki démb ba ma nekk démb ci guddi moo ji jàkka ji benn borom 4x4 bu toujours dafay jaar fi ëllëg waa di ko ma xappuma ndox mi xam nga loolu bokk ci teggin bu doon deem wala bàyyam du ko xapp. waaye ñenn ci ñoom dawalkatu oto yi dañu leen di dimbali su leen gisee ñu jéggi sax dañuy taxaw xaar lii la ñu way laago bi xamal. amuma benn jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñoo dawal oto yi ñoom daal saa yu ñu ma gisee rek pour ma traverser dañuy taxaw
mu daal di jéggi yoon bi. ɓe hokkamen laawol mi yawta. ngir aar boppam góor bi nga xam ni pousse-pousse la yor dafay may tuddi dox heure bi nga xam ni circulation bi day bëri. heure bi ngay jóg dana fekk circulation bi reculé soo ko nga dox ni nga ko mën a def ak si jàkk ji de prière ba julli jot ñu julli ba pare après da ko départ jëm si fi ñu jëm si bala ñu di ko dana fekk dañu commencé yëngatu waaye nag bala ñoo bëri dana fekk ñu gaare. beneen woylaago gi moom ngir aar boppam du jaar ci rond-point yi. ay mi accita yi lay maɓɓe. man nag damay moytu bu baax li nga xam ni moo di rond-point yi. ndaxte jéggi foofule ak sa pousse-pousse nekk lu yomb. ñi nga xam ni nag ay woylaago lañu dañuy am ay jafe-jafe ngir jéggi tali yi seen diggante ak dawalkat oto yi yenn saay dafay ñagas loolu li li tax ñuy sàkku si ñu gën leen a jox gëdd. Aïssatou Oumar Kane jaajëf leneen ci xibaar mi soxal mbirum tàggat yaram ci wàllum basketball jàpp leen ni kon Sénégal daal dinay rëq ndigul basketeur Guinée yi juróom-ñett fukk ak juróom la leen daal di dóor juróom-benn fukki bal ak juróom dina tax na ba ki tàggat sunu équipe nationale ci wàllum basket ci góor ñi Boniface Ndong yëkkati kàddoom ci wàllu guddi waaye nag ne teewul ndam am na waaye jubbanteeg joyantewaat mënta ñàkkam jot na jibal kàddu moom ak Seeku Seydi lu baax. donc soo seetloo premier quart-temps bi je xawoon na yéex mais dafa amoon lu ñu doon ut donc après deuxième quart-temps bi ñu commencé jouer pick and roll loolu xam nañu ne mooy doole Sénégal donc li ma defaat mooy deuxième mi-temps bi ma delluwaat xam nga ci beneen style de jeu boo xam ne dañoo nekk di ko jàng donc moo taxoon peut-être score bi demeewul noonu moo taxoon peut-être suñu jeu yéex mais loolu moo ñu fi indi genre tournoi bi bu liggéey la pour màgg donc loolu laa ci mën a jàng. deuxième équipe locale bi donc li ñu def neex na ma trop seetaan naa presque ba troisième quart-temps bi d'abord li ma njëkkoon xalaat mooy que au moins waa Wanda bi ñu ne dañ leen fontu di leen indi peut-être ay équipe boo xam ne amul niveau donc nekk na sama premier jàngat léegi deuxième jàngat mooy que mën nañu utiliser aussi pour continuer màgg parce que xamoon nañ ne tey mooy suñu premier match donc équipe boobu am na compétition am na joueurs yu baax donc je pense que dinañ utiliser pour lu ñuy ut pourcentage 3 points 36% donc su ma joué dama leen objectif 35% laa bëgg 3 points voilà xam nañ ni mooy suñu faiblesse beneen affaire aussi lancer franc yi 70% donc dañ koy liggéey tous les jours 70% de extraordinaire mais Sénégal ñu ñooy avant dernier ci tournoi qualification voilà lancer franc donc loo xam ne dañ koy liggéey tous les jours donc loo xam ne ñu ngi koy jàngat ñu ngi ciy jéem ñu ngi ciy liggéey surtout côté mental bi voilà donc loo xam ne daal ci match bi daal mën naa ne c'est une satisfaction. duñu bàyyeegun Boniface Ndong mi tàggat sunu équipe nationale ci wàllum waxambaane ci wàllum basket ndax am na ñu ñuy xaar ñëwagun ku mel ni kii Gorgui Sy Dieng waaye itam ku mel ni kii Tako Fall ak sëñ bi Henri ma ngay wax lan moo tax ñëwuñu ku ne ak la ko téye donte séntu ba léegi mi ngi amadim ñu teewlu kàddu Boniface Ndong. ñetti joueurs ñoo fi nekkul tey muy Gorgui Sy Dieng donc li ko yóbbu mooy signature contrat bi mu def Atlanta donc dafa dem pour signer contrat bi et puis def visite médicale. donc Pierre Ya bon dafa am benn problème familial am donc moo tax ba léegi ñëwul léegi ni jot naa message yu Matar ne peut-être suba peut-être ginnaaw suba dina ñëw mais moom nekk na joueur boo xam ne voilà importance la ci li ma bëgg a def voilà parce que ñëpp xam nañu ne Sénégal la sa nekk suñu problème année yi passé yëpp donc joueurs yi fi nekk joueurs yu baax la ñu may xale lañu te ku xam sport au niveau xam soo demee final di nekk ci bopp bi dafa am solo parce que mënoo espérer xale mu ñëw diriger équipe gagné loolu lu toll ni final Coupe d'Afrique am naa Maurice am naa góor gi Pierre Ya moom laa foog ne moom mooy ki ma mën a dimbali pour ma jàpp Coupe d'Afrique mooy quel que soit heure mën a ñëw dinaa ko jël aussi mu ñëw donc Tako donc li ma expliqué avant mooy la même chose que moom dafa nekk di def li ñuy wax green card carte verte donc sooy def carte verte États-Unis amoo droit génne dëkk bi pourquoi parce que procès bu at la bu jël at donc soo génnee dëkk bi procès bi day recommencer waat donc jot na premier papier administratif bu koy permettre mu voyager dafa xaar deuxième bi donc depuis 3 semaines mu ngi koy xaar te xamuñu kan la koy jot donc tant que jotu ko moom mënul génn dëkk bi donc loolu mooy problème bu mu am. mi ngi noonu pàcc bi nu jagleel découverte maanaam dëkk yi leen di xamleel dañu nga jëm ci Rufisque quartier ba ñuy wax Arafat 2 wala fa Arafat 1 quartier bu mag la boo xamante ni bii yàgg na fa lool ci wàllum taarix quartier boobu tamit doon quartier bopp ci wàllum lislam samp noon fa jàkk ay ati at boobaak léegi waaye nag quartier ba la mu manqué ca jëntukaay bari na ña fa dëkk wër ba tey di ko jàmbat dañ ciy ànd ak El Hadji Babacar Seck.
Arafat wuyoo na turam quartier bi nekk ci commune Rufisque Est bokk na ci gën a kawe ci Tëngéej. Arafat 1 ñu ngi ko sos ginnaaw bi nga xamee ni dañoo dëkk woon ci Thiawlène ak Mérina géej gi mëdd na seeni kër. Arafat day dëkk boo xamante ne mu nga jóge Thiawlène ak Mérina muy dëkk cosaan yooyu bi géej gi sonalee si la ñu ànd ak nee nañu benn gouverneur bu ñu wax Mbaye Fall moom moo am taxawaay bu dëgër ba ñu jot Arafat waaye yàlla boole ñu ak mag ñu baax a baax a baax a baax ñu ci mel ni El Hadji Ibrahima Sakho ñoom ñu jël turu Arafat tuddee ko ko. jumaa ju mag ji mu ngi ci xolu quartier bi jumaa jooju xeer bu njëkk bi Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ak El Hadji Ibrahima Sakho ñoo ko teg ci 1969 ñu inauguré ko ci 1976 El Hadji Ibrahima Sakho jiite na fa ci lu tolloog fukk ak juróom-ñetti at. jumaa ji El Hadji Abdoul Aziz Dabakh moo teg pose première pierre bi le 5 janvier 1969 moo wax El Hadji Ibrahima Sakho moomu El Hadji Ibrahima Sakho di jiite si jumaa ji jiite na fi 18 ans première julli gi nekk le 9 avril 1976 mu di ko jiite 18 ans ndax jumaa ji wax nañ ne de taxawaay bi mu ci amoon wax nañ ne même am na ay këram yoo xam ne daf ko doon jaay sax di ko dugal ci jumaa ji donc histoire jumaa ji nekk na histoire bu rëy ci Arafat. ndaw ñi nekk ci Arafat yeggali liggéey jumaa ji nga xam ni mag ñi bàyyi woon nañ ko fa ci ndimbalu El Hadji Habib Sakho di xalifu njabootu El Hadji Ibrahima Sakho. mais lu am si jumaa ji tey ji xale yi la ñoo def lépp jël volonté def jumaa ji ba jumaa ji mel nii tey parce que jumaa ji xale yi ñoo dem ba def ko karo nii soo demee si ginnaaw douche yaa nga fa defar nañu douche parce que jumaa ji benn douche la amoon léegi dem na ba am 8 douche 4 pour jigéen ñi 4 pour góor ñi man daal maa ngi sant yàlla parce que di sant yàlla si xale yi ñoom ñëpp mobilisé nañu surtout jeunesse bi man dama leen di ñaanal yàlla def leen yàlla jàppale leen taxawu leen. ci quartier bi di Arafat 1 lu ëpp ci jigéen ñi ñu ngi yëngu ci njënd ak njaay rawatina njaayum jën waaye daa mel ni jàppale bi dafa des. jigéen ñi daal ñu fi am jom bay bëgg a dee ci Arafat bu ñu xëyee gisoo fi benn jigéen boo xam ne dina toog kër ñëpp ay génn dem wuti ji lu ñu liggéey ñii ñu ngi jaay jën ñii ñu ngi lal seen i taabal ñii ñu ngi jaay tissi lépp daal ñoom ñu ngi bay seen waar jigéeni Arafat daal am nañu jom fa jom egg wante seen i groupement ak seen i GIE bu ñu amoon ndimbal ñu jàppale ñu pour loo xamante ne dinañ mën am financement am ay kii yu dem ci groupement yi ak yu dem ci GIE yi dinañu arranger trop. ñàkk assainissement ci Arafat 1 yokk na jafe-jafe jigéen ñi ndax seeni ndox yu bon sax amuñu fuñ ko këpp. léegi nag ñun dañu bëggoon ku ñu dégg rek ñuy woote ku ñu dégg rek ni ñu jàppale ñu ci assainissement bi maanaam ndox yi fu ñu leen di tuur ak fu ay canalisation foo xam ne ndox yi mën na faa aw pour dem. Arafat moom am na boobu soxla wax dëgg yàlla jigéen ñi am nañ sonn nañ trop ci wàllu boobu. benn tali bi nga xam ni moo nekk ci Arafat kenn mënatu fa jaar ak taw yu njëkk yi weesoo loolu askan wi di laaj ñu jox leen benn place bu nekk ci quartier bi ngir ñu mën koo def ab centre bu mag. boo xoolee tey tali bii nga taxaw ni tey pratiquement bu tawee doo fi mën a taxaw doo fi mën a jaar oto du fi jaar nit du fi jaar donc muy yoon boo xam ne tey dafa wër li nga xam ne nag moom mooy Arafat yoon la boo xam ne nag depuis boobu ba léegi ñu ngi sàkku si autorités yi pour ñu ñëw defaral ñu ko de telle sorte que au moins dina mën a am accessibilité pour que oto yi di fi mën a jaar nit ñi di fi mën a jaar am na benn terrain vide bu fi nekk terrain bi boo xoolee espace vert la boo xam ne tey dañu bëgg li nga xam ne nag mooy quartier bi bénéficié woo ko ni mu koy bénéficié woo nag mooy am na projet boo xam ne bi pare na lépp pare na donc benn centre de savoir lañ ko bëgg a def boo xam ne tey lépp dina mën a nekk si biir su ko defee Arafat wala ku dul Arafat sax di nga si mën a def li nga xam ne moom mooy say activité. donte sori nañ tefes gi lébu yi dëkk ci Arafat nekk ay mool ñu ngi dem géej ba léegi waaye ñàkkul ay jafe-jafe. te coow leen lañ jógee taxu si Arafat mais suñu géej bu ñuy dem géej dañuy jànkuwanteel lu métti parce que 5 heures du matin nga war a jóg wala 4 heures du matin doo am oto bu la yóbbu la ngay dox te ku nekk xam ne dëkk bi ni mu mel dëkk bi ni mu ñàngee ku ne xam na ko mais lépp nga njaboot la suñu njaboot moo ñu tax a daw. Arafat 1 am ay kàngam yu fay yewoo di yëngatu ci domaine yu bëri mën nañ ci lim comédien bi di Habib Diop ñu gën ko xam ci Baye Eli wala ndaw footballkat bi di Ousmane Ba nekkoon ci Génération Foot te nekk léegi ci FC Metz. quartier Arafat 1 am màggaay bu gaaw dem ba am ay extension lu ci mel ni Arafat 2 3 ba 4.
jaajëf Babacar Seck mooy doon tojal ak Faram Fàcceel quartier bii di Arafat 1 màgg ba am Arafat 2 3 ba 4 lu ni mel ñu koy gërëm ci liggéey bu ni mel gërëm leen tam ci ànd beek ñun ci TV lii mu daaji laf pàccuk xabaaru marax yi gërëm leen ci ànd beek ñun équipe technique ak noonu bàyyi leen ak la Total mu wéy ak yéen ba ci kanam jàngeen jëf